salaamaaleykum mbokki Diourbel ñu ngi nuyu les Diourbellois yi nekk li nga xamante ni moom mooy fii ci biir dëkk bi mais aussi ñu nekk ci diaspora bi tey nag ñu ngi leen di li nga xamante ni moom mooy seen ñaareelu vidéo bi nga xamante ni El Mansour Seck alias Magne moo leen koy defal da ngeen koy mën a seetaan ci page YouTube am ak li nga xamante ni mooy page d'information Ndiarème News. tey nag jàngat bi ñuy indi moom mooy la situation politique de l'opposition à Diourbel par rapport ak seen taxawaay. En grosso modo nekk na lu xaw a faible muy opposition bi ndaxte gisatuñu animation gisatuñu meeting gisatuñu massification gisatuñu aussi ay leaders yoo xamante ni ñi ngi am yenn taxawaay yi loolu mooy réalité opposition fii ci Diourbel. bu ñuy wax opposition nag tey dañuy jël li nga xamante ni mooy la majorité dormante ñi ne ci biir kër yi nga dugg ci benn kër fekk fa 20 personnes ya 5 yi ñooy adhéré ci parti yi. 15 ya bokkuñu fenn dañoo am seen carte électeur toog di observer di xool bu ñu xoolee koo xamante ni mooy l'homme idéal wala mooy liste bu idéal bi ñu dem votel la ñooñu ñoo ëpp la coalition du pouvoir ñoo ëpp li nga xamante ni muy opposition bi. kon tey opposition bi aussi taxawaay bi mu am moom mooy bu ñu xoolee parti bi fi njëkk muy PDS jóge ci pouvoir bi yàggul Khadim Gueye moo ko jiite mooy le président du conseil départemental bu Diourbel parti bu amatul lu yëngatu. amatul animation amatul jàngale tey boo demoon seen siège tey ay siège yu pënn nga fay fekk amatul li nga xamante ni moom mooy réunion amatul li nga xamante ni mooy waxtaan amatul li nga xamante ni mooy meeting amatul li nga xamante ni mooy jàngale xamale li nga xamante ni mooy nit ñi lan mooy parti lan mooy idéologie bi lan la ñu war a def amatu fa. kon PDS looloo tax mu néew doole Diourbel parce que tey boo nee Khadim Gueye pour nga désigner benn ñaari yëf ñu topp ci gannaam gars yi xàmme leen ñu ràññee leen day jafe malgré que y a des militants convaincus yoo xamante ni Ablaye Wade lañ gëm duñ ko mos a bàyyi PDS lañ gëm duñ ko mos a bàyyi ñu ngi toog seen kër saa yu élection jógee du ñu seet kan laa ku yor ñoom dañuy dem nag votel PDS mais li gënoon a war a may doole parti bi moom mooy Khadim Gueye mi ko jiite ak ñamu àndal ñu jóg dem taxawal ay cellules taxawal ay comité taxawal ay fédération def ay massification pour parti bi mën a dund am animation loolu remarque la ci li nga xamante ni moom mooy parti bi di PDS. bu ñu xoolee beneen parti bi nga xamante ni moom mooy réew mi bu président Idrissa Seck Moustapha Mbaye moo ko jiite Moustapha Mbaye moom it gën nañ koo dégg demoon nañ sax ba ay rumeur di daw ñu koy tuumaal naan est-ce que xawul lâché nangam sàngam moom it depuis boobu activité yam daan mënee avant nga xamante ni moom mooy seen coalition boobu muy jël élection yi gagné ko ñëw ci maire bi gën ñoo dégg li nga xamante ni mooy yëngu-yëngu Moussa malgré que Idrissa Seck bu ñëwee ci dëkk bi këram lay dal mais dañuy wax ni ay jeunes ya fa nekk pratiquement ñooy doxal parti bi ñooy génn sax des fois def ay réunion des fois nga dégg leen aar li ñuy bokk des fois nga dégg leen am dara lu xew ci dëkk bi waa Dakar jóg ñoom ñu jóg tijji siège ba am lu ñu def muy ñoom Waynde Dieng muy ñoom Cheikh Mbaye muy ñoom Amath Niang xam nga ñooñu ay ñoom Doudou Thiam Thio ñooñu des fois ñu yëngal dara des fois aussi élection jub si xëy na ñu jël ay oto def ay caravane dugg ci dëkk bi mais lañ daan def démb ak bërki démb ci parti réew mi ak na mu yëngatu woon vraiment mën nañu wax ni manqué na ci parti boobu. lenn aussi moo fa dolleeku muy adhéré bi fa Assane Sylla la ñëw adhéré fa. ak mouvement boobu nga xamante ni mooy jëf ak njëriñ ñëw moom it ñëw ci wetu Idrissa Seck bëgg koo jàppale bëgg koo dolli doole Assane moom tey dañuy wax ni sax ni moom xëy na mooy opposant bi nga xamante ni moo gën a féroce à Diourbel mais moom daf koo calti li nga xamante ni moom mooy ci réseaux sociaux yi ak ci ay vidéos yi muy def ci page YouTube am ak ci page li nga xamante ni mooy Facebook am ba lu am ci dëkk bi da ngay dégg Assane Sylla jóg di ko kaas. bu ñu jàppee nit ay Guy Marius Sagna ay Khalifa Sall Karim Wade ñeneen ak ñeneen day volontaire bu Y'en a marre defee dara faux pas bu amee moom dañuy wax sax ne activiste la gën a xaw a jege que un politicien kon moom c'est un patriote convaincu mais nag loolu doyul Assane da nga war a wàcc ci terrain bi da nga war a dem kër Yéli da nga war a dem kër Baye Laye da nga war a dem kër gu mag da nga war a dem Grand Diourbel da nga war a dem kër Sëñ Mbaye Sarr massifier créer fa ay comité affaire yi taxaw affaire yu mënta nekk ci réseaux sociaux yi
kon loolu aussi malgré que sa communication baax na mais dañuy trop de communication tii la communication malgré que li ngay def bonul mais aussi yokkal massification bi loolu mooy li nga xamante ni jàngat bi ñuy def ci parti réew mi moom it aussi war nañ jógaat. keneen ki nga xamante ni aussi moom mooy grand parti bu ki nga xamante ni mooy Malick Gakou point focal bi Diourbel Moussa Diaw Dieng la moom it des na yëngatoom parce que ñoom amuñu sax siège Diourbel amuñu fi permanence kon Malick Gakou moom it war na leen dooleel ñoom it ñu jóg parce que war nañoo jóg Moussa Diaw Dieng même bu fekkee am na base biir koñam bu jóge aussi mën a dem ci yeneen koñ yi activer li nga xamante ni moom mooy ay xaritam mais aussi grand parti doole bi ñu kon yaakaar rek amu ko Diourbel yëngatu mu war a yëngu Diourbel sur le plan de l'animation defu ko massification amu ko war na ko def moom it loolu mooy jàngat bi nga xam ne def nañ ko ci grand parti. beneen parti moom mooy Pastef bu Ousmane Sonko moom it dafa ñëw rek nekk dans le bain def buzz gars yi topp ci gis nañ ñi nga xamante ni moom mooy ñoom Matar Sène gis ñoom Aliou Sène gis ñoom Kassé Français gis ñoom Diédhiou def nañ fi benn meeting boo xam ci biir campagne bi gars yi dañoo ñëw mais depuis loolu kenn déggatu leen ñoom it seen siège ba saa fa rombee dañ koy tëj en file déggoo ñu ne Pastef mooy woote conférence déggoo ñu ne Pastef mooy woote massification déggoo ñu ne Pastef mooy def caravane mooy def tournée déggoo ñu ne Pastef mi ngi wër kon ñoom it des na parce que am na ay kuréel yu ñu am seen biir ci entre ay xëccoo yu ndaw ay problème leadership li ñu démarré woon nañ jéem a continuer woon jéem a liggéey jéem a convaincre li nga xamante ni mooy askan wi jéem a massifier li nga xamante ni mooy parti bi au niveau de Diourbel loolu mooy li nga xamante ni moo ne ci biir Pastef nañ juboo seen biir liggéey li nga xamante ni mooy parti mais li ñu ciy jàpp moom mooy foofu moom it am nañ problème muy Pastef. beneen bi mooy parti socialiste les pros de Khalifa Sall ñaar lañ ci mën a ràññee Diourbel muy grand Badara Baro moom it xëy na yàgg na ci politique depuis ñoom Pa Assane Sylla ay ñoom Pa Gaza Fall jëm si yàlla yi ñoom Fatoumata Kay mu newoon jeunesse socialiste am na xam-xam bi am na xarañ bi mais nekkul sur le terrain te yàlla dénk na ko tuuti mooy yoo xamante ni xëy na bu jógoon parti boobu dina mën a dund malgré que dafa xar ñaar parce que benn côté bi Djibril Diallo moo ko yor les pros Tanor beneen bi moom mooy les pros ki nga xamante ni mooy Khalifa moom ak ki nga xamante ni moom mooy grand Sylla ñoom ñoo fi nekk muy Moustapha Sylla ba kër gu mag nga xamante ni aussi bokk na ci ñi nga xamante ni mu ëpp xam-xamu politique ci Diourbel Moustapha Sylla parti bu mu dem même bu amul nit stratégie bu mu fa teg day jàll sur le plan politique kon PS boobu aussi moom it des na massification des na li nga xamante ni moom mooy Badara Bara jóg wàcc sur le terrain ki nga xamante ni moom mooy Moustapha Sylla moom it teg ay stratégie ñu xool na ni ñuy taxawale li nga xamante ni moom mooy parti socialiste à Diourbel ñu jàpp aussi ku ci mel na Déthié Faye ñu ngi koy gis sur le plan national ma ngay dem ak ñëw di dugg ci yenn instances yi mais Diourbel aussi moom it yëngatoom des na fi ak parti boobu nga xamante ni moom mooy CDR Fonk Saskan Jumaay Jum moom it mi ngi ci li nga xamante ni moom mooy dynamique mais aussi moom it des na parce que lu bari topp ci gannaam malgré que am na background dina def ay sorties dina kaas dina wax mais aussi bu bëggee jàppale ki nga xamante ni mooy Thierno Bocoum mi nga xamante ni fa la nekk léegi ak seen mouvement boobu il faut muy mu jóg def massification dem wax ak askan wi. keneen ki nga xamante ni aussi moom mooy Cheikh Gueye jóge bu yàgg rek Cheikh Gueye ancien consul moom nga xamante ni aussi moom dafa jóge bu yàgg fi nga xamante ni mooy Benno Bokk Yaakaar. ñëw fi nga xamante ni mooy opposition ni jàppale Idrissa Seck ci élection présidentielle yi moom it am na mbooloo ma nga kër gu mag ma ngay liggéey mais aussi na dem ci yeneen koñ yi gisuñu ko ci yeneen koñ yi na fa dem jéem a def massification mais dañuy wax ne dooleem kër gu mag la yem na génn te defoon na fi sorti ni war naa mën a gagné maire bi kon moom fii rek élection bu fekkee bëgg na dara war naa liggéey moo xam day dem ci opposition moo xam day delluwaat Benno Bokk Yaakaar ñu jàpp aussi ki nga xamante ni moom mooy docteur Amath Niang créé woon fi mouvement bu rëy su xooli njaareem ñu bari adhéré ci Idrissa Seck seet si na ko fi Macky Sall seet si na ko fi mu dem ba affaire bi taxaw bu jël forme mais dañoo dem ba élection présidentielle yi nga xamante ni moo doon en 2012 mu dem jàppale ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Wade affaire ba échec ba mu lay wax ni bi mu retourné toog continuer cheminer na fi ak Aminata Tall léegi rocceeku na taxaw ne mi ngi ci opposition bi moom it am na xam-xam bi am na li nga xamante ni moom mooy background bi li ci des moom mooy mu ñëwaat dekkaliwaat parti bi parce que li nga xamante ni moom mooy
jamono ay priorité mooy c'est le président de l'ordre des pharmaciens du Sénégal amatul jot moom mais aussi moom bu ñëwoon waxtaan ci terrain bi jéem a concourir li nga xamante ni moom mooy les militants jàpp na ni xëy na mun na am dara muy docteur Amath Niang ñu jàpp aussi nga xamante ni mooy Ousmane Mbacké Ndiaye moom ku ne xam na ni bañkat la c'est un révolutionnaire moom opposition la mos a nekk mos a dugg ci parti au pouvoir affaire foncier yi lay kaas affaire marché bi affaire kër yeeg yooyu te it coalition bi fi ñëw nekk contre pouvoir dina ànd ak yow malgré que mën nañu wax ni mbooloo toppul ci gannaawam bu bare mais baatam na yor ak xam-xamam di ko utiliser dans l'opposition fi ñuy jeexale moom ki nga xamante ni moom mooy Mama Amar gën nañ koo dégg nekkoon na PDS jóge PDS moom it xam nga demoon na grand parti Malick Gakou daan na dajale ay nit kër gu mag li nga xamante ni mooy kër yéeli mais gën nañ ko gis moom it mu actif ci li nga xamante ni mooy terrain politique bi kon moom it aussi bu fekkee xëy na dafa bëgg a taxawal jàppale askan wi war na def retour am dem ci terrain bi kon en grosso modo mun nañ wax ni loolu mooy taxawaayu opposition bi à Diourbel opposition bi seen taxawaay des na ñoo xam dañuy booloo parce que bi ñu xaymaa élection yi nga xamante ni weesu na opposition bi moom moo gagné li nga xamante ni mooy commune bi ñu dajalee seeni voix ñoom ñëpp moo gagné li nga xamante ni mooy coalition Benno Bokk Yaakaar mais foofu mën nañu jàpp ni loolu du mën a am ci élection yi parce que boobaa dañuy tas Pastef mën naa demal boppam réew mi mën naa demal boppam PDS mën naa demal boppam booy voix day tas aussi majorité dormante bi nga xamante ni àndoon na ak ñoom aussi mën na am lu fa xar dem fële kon jàpp nañ ni kon opposition bi tey war nañu xoolaat seen taxawaay continuer tijji seen permanence yi commencé def li nga xamante ni moom mooy jàngal li nga xamante ni moom mooy les militants lan mooy idéologie parce que transhumance yi dafa yomb dafa bare boo demee ba am background ba gars yi xam ne ba nga am tur rek nga dem pouvoir woo la jox la xaalis jox la oto jox la ay ay 4x4 nga dem fa loolu aussi nekkul loo xamante ni un opposant da koy def opposant dafay bañ taxawal askan wi même buy dee ci opposition fa lay nekk parce que askan wi lay xeexal loolu war tamit lu ñu war a seetlu transhumance yi bari na da ngay dégg kenn ñu ni dem na am na background kii mën a nga xëy gis ko mu dem loolu nekk na loo xamante ni aussi li gën a rey opposition bi à Diourbel ci la bokk ñu bari dañoo transhumé dem fi nga xamante ni mooy coalition Benno Bokk Yaakaar bàyyi li nga xamante ni moom mooy askan wi kon li ñu ciy takk moom mooy loolu mooy jàngat bi ci nga xamante ni mooy coalition bi nga xamante ni mooy l'opposition des na nañu defaru nañu taxawaat nañu massifié wu nañu jàngal gars yi li nga xamante ni moom mooy discipline parti yi nañ wax gars yi lan mooy idéologie li nga xamante ni mooy parti pour gars yi gëm ko parce que boo xoolee parti di gauche yi ñëpp léegi ñu nga parti au pouvoir muy ay pays teew ak ay AJ ak ay andi jëf ak ñi nga xamante ni moom mooy ñooñu ñëpp léegi ña nga ci parti au pouvoir bi kon opposition léegi buñ koy qualifié dañ PDS la ñuy wax grand parti la ñuy wax Pastef la ñuy wax réew mi la ñuy wax xam nga boo rek la majorité dormante kon loolu mooy jàngat bi en grosso modo ci li nga xamante ni moom mooy pratiquement l'opposition à Diourbel ñu leen jox dox daje ci beneen vidéo boo xamante ni dinañ ko def sur le plan politique wala ci yeneen domaine ci li nga xamante ni moom mooy seen page Facebook Ndiarème News ak Mansour Seck jërë ngeen jëf.